nuy naa leen bu baax a baax am internetu Dakar Buzz mbégte li may joxal di janook yéen gaaw bu jot ci Buzz de la semaine ni ñu ko tàmm di defee bu ngeen taxiloo as lëf ma xus ak yéen ci faram-fàcceeg li jot a xuus ci ay xabaar gën a fës ci biir semaine bi. niki démb ci aljuma ji la ñu dëgmaloon manifestation ga kuréelu Yewwi Askan Wi woote woon gannaaw ba ñu defoon ba si ñu génn mu daal di antu bu démb bi nag préfet wu Ndakaaru da koo tere woon waaye njiit ya ëmb ci kuréelu kujje gi taxawoon temm ngir amal ko nemmeeku wu ñu woon ci suba gi mbooloo mu takku na woon seen ndaje gu mujj ga teg ci kër leader bu ci ne rek dañu fa yebaloon ay takk der ñu baare yoon yi tegoon nañu loxo juróom benn ci ña yor kaaraangeek njiital kuréelu Pastef gi Ousmane Sonko moom mi lee sax jotoon na génn ba bàyyee ay kàddu takk der yi gannaaw ba mu doon wuti yoon gu soxnaam si jàlleek wotoom bi kii di Guy Marius Sagna doon na rek fi mu njiitu réew mi Macky Sall doon wax ni su faatee benn bakkan du fanaan Sénégal teg si ne woon na rek gendarmerie dañu doon jéem a dajji buntu siège Pastef gi ci VDN bi moom Ousmane Sonko nag ba mu doon dem julli ji juma takk der yi dañu taxaw ci yoon wi ne du jàll njiital kuréelu Pastef gi fësal ñaari bataaxal ci Facebook bi ak Twitter bi di xam ne ni gannaaw ba mu ko xañee liberté dem ak dikk Macky Sall joxe na digal ngir rek ñu xañ ko liberté jaamu yàllaam ba tey ci xibaar yi kii di Ahmed Aïdara police da koo tegoon loxo ña ngi ko jàppee boori arrêt jàll mbaaye nee nañu nag ma nga ba woon cité Aline Sow ngir wuy ji woote kuréelu kujje gi ma nga woon sax ci ay bërëb bi commissariat centralu Guédiawaye mu mel ne nag askan wi jullit tisbaar gi la ñu doon xaar ngir génn jiital seen drapeau Sénégal boole ko kay wéy boo ko laalee dinaa lu dóor policiers yi di sànni ay lacrymogène ngir tas leen terewu leen a xuus di biral Macky Sall dictateur kii di Déthié Fall moom itam génnoon na ngir dem manifester ji waaye yoon da koo teg loxo ba mu doon dem rek kër Ousmane Sonko ca goxu Barthélémy Diaz nag ay ndawam doon nañu jàmmaarloog takk der yi ca Colobane dooroon nañu fa lacrymogène ci benn dépôt matelas bu benn waaye sànni fa grenade bi nag loolee moo ko lakk ba mu génn àddina élément yu Croix-Rouge ñoo ko jël si woon geneen ndaw gu am ñaar fukki at ak juróom-ñett moom itam dañu ko dóor bal ca diwaanu Bignona mu ñàkk bakkanam mu mel ne nag Adji Raby Sarr ak ñooñam ndam la ñu jàppee la xewoon na démb fii ci Ndakaaru gannaaw vidéo ga mu def ànd saak Gabriel Kane Adji Sarr nee na takk der yi ba su procès gi bu Ousmane Sonko dimanche nañu ko bàyyi bu ko kenn téye ndax ñu mën a procès si jàmm ak salaam teg nañu ci rek di gërëm police ak gendarmerie ci la nga xam ne rek doxaleen nañu ko ci manifestation ga woykat bile di Queen Biz bégul benn yoon ci doxalinu Youssou ma jigéen Ndour bi Queen Biz nag la mu mënul dékku moo di la Youssou Ndour di tëgg Bercy si jamono yi nga xam ne Sénégal ñi ngi xeex Queen bàyyee na ko bataaxal di ko xamal ne délinquant fiscal bu mel ne yow lijjantiwul métitu sénégalais yi tënkee ko ni rek ngir yàlla réveillez-vous Queen ma nga biral yi le kàddu ci page Facebook am yoon a ngi woyal liggéeyam ci mbirum gu nekk juróomi at ga ñu fekk mu ñàkk bakkan ma ca benn tabax bu pareegul foofu ci diwaanu Sébikotane la njëkk judd ci l'enquête ba di wax ni rek xale ba ginnaaw la ñu ko rendee nemmeeku wu ñu it benn résistance bu nu sukkandikoo ci libération gendarme yi gis nañu rek paaka waañ nga ñu ko rayee tantam la ñu jàpp gannaaw ba ko caméra de surveillance su benn magasin wane mu fopp doomam gune ko topp ci ginnaawam di daw ba ñu ko placé en garde à vue dafa weddi tuuma tege ci ndoddam waaye nee nañu talaata donte guddi woon na sax Mamadou Fall fexe na rek ba fóota yére yi mu soloon jël nañu ko rek ngir def si ay analyse ci bés googule ñëw na rek ci yaayu xale bi ni ko jugal nga wëri sa doom ndax nee na benn waay moo may xale bi 100 francs ba noppi rek daal di ko yóbbu lu ci mën dee am nag dossier baa ngi ci loxoy section de recherche bu gendarmerie wu Colobane. Association de malfaiteurs, corruption de mineurs, actes contre nature, viol sur mineurs, pédophilie, proxénétisme ak menace ci ay gune yu góor la ñuy toppee Serigne Assane Mbacké Xelkom ak ñeenti nawleem ñu waroon a janoog procureur talaata gi weesu waaye daal bu nu sukkandikoo ci l'observateur seen jano baak procureur dañu ko mujjoon toxal niki noonu ñu am retour de parquet bi leen nag moo di ñaareeli yoon ñuy jóge tribunalu Ndakaaru te duñu giseek maître des poursuites ba bu weesoo Serigne Assane Mbacké nag Khadim Samb
ñu gën a xam ci Jimbori mi ngi ci biir coow li. Réceptionniste l'hôtel Nina gi di Abdourahmane Lo, jula bi Ibrahima Badiane ak menuisier bi Baydi Sow. Gune ya ñu doon sàkku di O Diouf toll ci fukki at ak juróom benn ak te Xamari fukki at ak juróom ñaar. Bayu Diouf moo porté plainte contre X gannaaw ba ko proviseur xale bi xamalee la xew. Serigne Assane nag da doon jéem a xaru ba si ñu génn gannaaw rek ba mu ne dafay dem wanak ndeke yoo lam set la yore. Élément yu division de cybercriminalité ba nga xam ne ni bàyyi nañu ko xel bu baax a baax si la ñu ko fuyee gis lam nga mu yoroon bëggoon koo xaro. Ay bés a ngi député Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly nekk kaso gannaaw ba ñu ko placé sous mandat de dépôt ñeel offense au chef de l'État ak diffamation ba ko benn njegeñaalem seeti jee nag parlementaire gi da koo xamal ni kaso dafa metti lool mësul jot plainte ci àddinaam bi moo di njël benn yoon gi muy dugg kaso ni ko source a doon xamle waaye nag waaja wax ak journal bi xamlewul ndax parlementaire gi rëccu naam déet kaddu yamu teg si ndoo di njiital réew mi Macky Sall lu ci mën di am nag waa këram génnoon nañu di jégalu njiitu réew mi. Ahmed Suzanne Camara rëccewul dara ca la mu fi waxoon ci ab waxtaan mu sekk ak sunay naataango ba si ñu génn. Ahmed nag delsi na rek ci kàddu ya mu baaxee woon njiital kuréelu Pastef gi Ousmane Sonko. Suzanne dafa defoon vidéo doon wax ne dañu war a faat njiital kuréelu Pastef gi nee na nag Ousmane Sonko wax na fi lu gën a rëy la mu wax ndax daal mës na fi wax ne dañu war a rek fusiller ancien président yi wax na fi it ne dañu war a dajaloo génne njiitu réew mi Macky Sall pale ga te mësul rëccu la mu wax mi ngi wéy nag dina sénégalais yi. moom nag da ko fekk si dong ci fi mu nekk. Ahmed Suzanne nee na nangu naa wuy ji yoon waaye daal day fekk Ousmane Sonko itam dem wuy ji teg na ci ne rek Ousmane Sonko dégg na bu baax la mu ko wax tax mu yokk kaaraangeem loolu waral nag mu inventé problème mu sabotage woto ba. Suzanne di tënkee ni rek Ousmane Sonko bu yemee du jaaxle waaye daal su bàyyiwul la mu nekkee danañu leen gis ci yoonam. Wari ak patron ga Kabiru Mbodj ci ay guddi yu bët setagul la ñu nekk jamono ji ndax jóguñu rek ci di am ay procédure judiciaire bu mujj ba biral nañu ko rek ca tribunal de commerce ca chambre de contentieux des sociétés. Les Échos doon xam ne ni rek Wari dañu ko teg daan ngir mu fay société Baobab Plus Sénégal ñeent fukki millions ak juróom ci sunu koppar ak itam ñeenti millions ak xaaj ñeel dommage ak intérêt. Californie ma nga nekk ci réew Tugal doon yàq xetteme njiitu réew mi Macky Sall soxna Mariam Faye Sall ak nguuru ko Sénégal saagaam ya nag doon wër réseaux sociaux yi. Californie nag njiitu réew mi recevoir na ko ci jamono ji ñu tëjee Bara Dolly ñeel offense au chef de l'État. Kii di Mamadou Ibra Kane nag joxe na ci xalaatam di wax ni ba Bara Dolly yëkkatee kàddu yu ni mel jëmale ci Macky Sall ñoom ñëpp ko ñaawlu waaye daal lu ko bett moo di rek la Macky Sall gisee ak Californie moom nag xamu ko waaye gannaaw audience gi la gis la mu mosoon yàq njiitu réew mi yëpp la mu ko wax nag ak la Bara Dolly wax du ko comparé waaye daal ñaar yëpp ay offense à la société la du rek offense au chef de l'État. Gannaaw ba ci acteur politique yu bëri doon nag presse sénégalaise bi itam dugg nañu ca kii di Babacar Fall jéggiwul benn yoon njiitu réew mi Macky Sall mi muy wax ni rek joxul cër sénégalais yi rawatina journaliste yi ndax nee na Samba Alar moo ko ñor di seeti journaliste ya nekk biti réew dem na sax ba dugg ca BFM TV ca France ak seeni studio te lekk loolee mosu ko def ci Sénégal ba mu faloo ko léegi pale nag ay demande yu dul jeex nga fa ay journaliste di sàkku ngir sekk waxtaan ak moom waaye dara duñu leen sax tontu. Babacar nag nee na comme dem na ba rek lëngoo ka ko daan saago yu metti lii yoon moo di rek ñu génne député Bara Dolly ci kaso bi ñu ko dugal. Manageru génération foot gi lee di Olivier Perrin lañu tudd rek ci ab mbirum góor jigéen moom Perrin nag dafa yónnee woon ay nataalam ni desee teggine Mortala Seck ma ne woon ca académie ga mu ni ko daa bëgg ñuy sëy. Mortala nag ci la tàmbalee tëkku Perrin di ko laaj koppar ba mu sonnee ci waa ji nekk Maroc nag Perrin wax Seck yeneen responsable génération foot yi ku ci mel ne coach Assane Top ak Madi Touré ngir ñu wax ak Mor Talla waaye dara Seck élément yu division spéciale de cybersécurité ñoo ko mujjoon rek teg loxo bu nu sukkandikoo ci libération. Perrin nee na rek dafa mandi woon Mor Talla nag nangu na tuuma tege ci ndoddam yépp. Madi Touré la mu xamal l'enquêteur yi moo di ne yëgoon na mbir mi ginnaaw loolu nag mu wax Mor Talla na bàyyi la muy def moom sax nee na moo ko doon jàppale ci wàllu koppar. Fanny Simon ab ressortissante allemande la bu ñëwoon rek Sénégal ngir dëkk ak faram wi di Mohamed Abdou Thiam foofu ca Wakam. Fanny daal di financer projet d'élevage far wi jox ko juróom-ñeenti xar terrain wu 3 hectares yemoo ko juróom-benn million ak xaaj jëndal ko it ay jumtukaayu wàññi. L'Observateur di xam ne ni rek bi ñu dundee ñaari at ak juróom-benn weer Thiam daal di annuler seen projet de mariage ga mu bett lool ndaw sax noonu rek mu saisir brigade de gendarmerie Wakam ñeel abus de confiance ñu jàpp far wi ca baaru tribunal
tribunal des flagrants délits bu Ndakaaru Thiam dafa weddi tuuma ya di wax ni rek Fany da ko may loolu yëpp terrain ba da ko mayoon ba noppi rek def ko ci turam ngir tiriyaande magam bu góor bi jëlal ko xaalis Thiam teg nañu ci ndoddam rek ñetti weer yu mu dul tëdd. Alassane Diallo toll si juróom fukki at ak benn am soxna ak juróom-benni bant fukki atu kaso nag lay tëdd ca prison wu Tambacounda lu ni mel gannaaw ba ko soxnaam ne du sekk ak moom mu dem rek jël doomam bu jigéen bi di taawam toll ci fukki at ak juróom benn di ko tëddee ba ëmbal ko ñu di ko toppee viol ak pédophilie élément yu gendarmerie wu Diawara ca Bakel ñoo ko teg loxo gannaaw plainte gu soxnaam si teg ci ndoddam ba su juróom-ñaari fan ci weeru avril atum 2021 xale ba yaay jaa ko laaj mu bañ a tontu yaay ja nag dem ba xoj ko ci la ko xamalee ni papa moo ko ëmbal ndaw si nee na ca ëllëg sa jëkkër ji yóbbu seen doom ja ca kër ay waajuram foofe ca Dodo nee na nag ba xale bi amee doom ci diggante bi borom këram ne du ñibbisi ci noonu rek la ko porté plainte. sargalu ko Serigne Moustapha Sy nga waroon a am gaaway tay gile ci Arena Tour dañu ko mujjoon a annulé bu nu sukkandikoo ci soxna Fatima Sy salle ba fay nañu ko joxe nañu itam caution ba yépp ñetti fan laata xew-xew ga la ko gestionnaire yo yónnee contrat d'annulation direction société de la gestion des infrastructures publiques nee na nag dañu leen yëgal ni bés googule dañu ko joxoon waa alliance russe pour la culture ci bataaxal ga ñu yónnee seen DG ba ñoom Moustarchidine dañu ca bind rek feetu anniversaire gu rëy gu ñuy defal seen parrain bi directeur Sojib bi di bidalub caractère louche ci doxalinu Moustarchidine wara rek mu annulé ko teg si nee nañu dañu nekk ci ay travaux ngir yokk kaaraange yi ko foofu ca Dakar Arena kawte fa dal dinay am rek ca Sébi Ponti foofu ci diwaanu Sébi Kota napp borom kër moo fa rek daggaay awram dal dee xaru mi ngi wuyoo ci turu Cheikhu xibaar yi wax ni rek dafa liggéey ba wàcc tëju néegam jël jumtukaay gu ñaw dal di daggaay awram ba noppi rek jam boppam ay yoon ba ko sapeur pompier bu caserne bu Rufisque doon rek évacuer l'hôpital ci la génn àddina ay semaine gannaaw lakk ga amoon ca l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh bu Tiwaawoon geneen nag lakk dal dina fay am guddi kàllax ba jàppal ximis gi weesu RFM mi joxe xibaar wi doon xam ne ni rek ay boori 3 heures du matin la am ca service chirurgie ba waaye nag personnel ga dañu ko teel a fay évacuer malade ya gile lakk nag di firnde jafe-jafe ya am ca l'hôpital ga chef maintenancier ga Sahadi Fodé Dione placé woon nañu ko sous mandat de dépôt mu dem fekk ci rek sage-femme dak et infirmière ga ñu jàppoon ca lakk gu njëkk ga jamonoy mbas mi nag ancien maire Jaxaay gile di Mor Sarr ba dafa bëggoon rek jàppale administré ya crise ba laal mu doon leen séddale ay kits alimentaires ak i produits hygiéniques ci noonu nag la gisee jula bi sant Ndiaye ñu gën koo xam ci Bouba ngir commandé ko lu ni mel ci valeur juróom fukki million ak ñeent waaye daal ba ñu livré marchandise bi ba noppi Mor Sarr ba nanguwul fay Bouba def lépp lu mu mën mu dem sax ba saisir procureur ngir ñu fay ko alalam waaye dara ci noonu la ko servir citation direct Mor Sarr ba niki ba si ñu génn la ñu doon ko àtte ca tribunal correctionnel Ndakaaru di ko toppee faux usage de faux ak escroquerie ca baar ba julo ba delsi na rek ci la dox digganteem ak Mor Sarr ba avocat am di wax rek ñu delloo ko xaalisam ñaar fukki fan ak juróom ci weer wi la tribunal ga di jël ndogal ci moom mu mel ne nag nit ñi yàq seen nawle jaral na leen lu ne ngir suuxal ko rawatina rek ci langue politique gi te lu ni mel nag bàyyiwuñu ca sax ginnaaw ñii di taskatu xibaar yi Pape Matar Diallo ab firnde la ca nee na nag tuumaal nañu ko ni góor jigéen la te day tëdd ak Pape Alé Niang Pape Matar nee na ko waxal lu ni mel mi ngi rek bokk Benno Bokk Yaakaar ay nit dañu leen di saaga te kenn du ci wax dara Pape Matar nag di rek dolli ne loolu la ko waral moo di ne dañu am fu ñu far ñu di leen fay ngir ñuy saaga waate ñi ci kaw ñoo leen di protéger Fatimata Demba Ka moo di aide infirmière ga dëkk Ndakaaru doon liggéey rek ca l'hôpitalu Bambey mujj nañu nag teg ci ndoddam daanu ko ñaari weeru kaso yu mu dul tëdd ci la ñu doon ko toppee yem ak faux et usage de faux dans un document administratif ak yeneen ñetti weer yu mu dul tëdd ci délit usurpation de fonction gi moom Fatimata Demba Ka gannaaw ba mu amee feebar gu métti dafa rek defaroon benn faux certificat médical repos diiru fukki fan ca district sanitaire Ngor ngir justifier ko ay absence am document googu la amuloon nag signature dafa amoon cachet wu médecin gi di Berthe Dibor Gueye te kooku nag 2015 la bàyyee liggéey ca l'hôpitalu Ngor René Capin Bassène Oumar Ampuy Bodian César Atoute Badiata ñoom ñëpp nag daanu perpétuité la ñu leen teg loole nag moo di ndogal chambre criminelle bu tribunal de grande instance su Ziguinchor jël gannaaw ba ñu vidé dossier wu tuerie bu Boffa Bayotte altine gi weesu ña sa des nag dañu leen yeewi woon di fàttali rek ne ci ñaar fukk ak juróom ña ñu jàppoon fukki nit ak ñeent lañu ca libéré
ab enveloppe koppar bu toll ci fukki million ak juróom-ñaar moo dox diggante ndaw yi Benno Bokk Yaakaar yi. xaalis boobee nag la ko taxoon a juk di rek ngir ñu yàq ndajam Yewwi Askan Wi ga. Les Échos di xam ne ni xaalis ba ci boppam kenn gisatu ko, xamuñu fu mu nekk. te COJER jot na ci rek ñetti million ak xaaj, maire jot na ci 1 million, ndaw yi PS yi tam jot nañu ci 2 million. kuréel gu ne nag jot na wàllam ci fukki million yak juróom-ñaar. ba manifestation gi jeexee nag la ñenn ci ñoom yëg ni membre yu kuréel ga jot nañu xaalis ga ñu waroon a jëfandikoo ci ndaje ma, itam wut ci ay élément ngir seen kaaraange. xuloo moo ca toftandi te rek tàmbali na ci groupe WhatsApp yi. njiital kuréelu appel 221 gi di Serigne Assane Mbacké takk der yi dañu ko tegoon loxo ba si ñu génn. gendarme yi ñoo ko jàppoon ci ab contrôle gu ñu doon amal, da doon dawal nag fekk yorul permis. takk der yi xamal ko ni rek dafa jalgati yoonu noonu la ñu yóbboo membre PDS gi ca brigade de gendarmerie wu Ngor daal di ko fay téye, waaye nag mujjoon nañu ko bàyyi ci bés ba. ay avocat wu Ousmane Sonko dañu waxoon doyen des juges mu auditionné ex capitaine gendarmerie gi lee di Seydina Oumar Touré. moom mi leen woon ca section de recherche moo doon doxal l'enquête ba ñeel mbirum Sweet Beauté ga Adji Raby Sarr di dut baaxam jiital kuréelu Pastef gi ni da ko sàkkuwaay yoon mu ànd ak ki tëkku ni dana ko faat. ginnaaw loolu lañu ko seppi woon moom capitaine Touré ci ay rangi gendarmerie. ay conseil yu Ousmane Sonko yónnee woon bataaxal magistrat bi bésu rek juróom-ñetti fan ci weeru avril gi weesu. ñu del si waat fukki fan ci weeru mai dugal ci seen demande ba juróom-ñaari laaj yu soxal capitaine Touré. parquet ba bañoon ni du ca dal, waaye nag juge ba àdduna ca. bu nu sukkandikoo ci enquête, doyen des juges dana déglu Seydina Oumar Touré ni ko avocat ya bëggee. bokk na ca la ñu bëgg a xam bu dee ne rek gendarme bi dañu doon ko teg pression ci gileem biram déet, ak itam ci yan anam la Adji Raby Sarr njëkkee ñëw ca section de recherche. kawtee fu mu amoon ca kunun ngalab foofe ci diwaanu Rufisque. Baye Saliou Diop nekk classe CM2 ju daatum 2009 moo jam nag dawalkatu charrette bi toll ci fukki at ak juróom-ñett di wéy ci turu Ousmane Cissé mu jaaree fa rek ñàkk bakkanam. paaka la ko Baye Saliou jam ci baat, gannaaw loolu nag mu daal di daw. gendarme yu brigade du Sangalkam ñoo ko teg loxo bi ci l'enquête sapeur pompier bu 14e compagnie d'incendie et de secours bu Rufisque. demoon nañu ca bërëb yéex ba yóbbu rek néew Ousmane Cissé l'hôpital gi ngir amal fap autopsie. directeur général expert auto bile di Pape Samba Badiane dañu ko tegoon loxo talaata gi weesu ba defeere ko parquet ba. particulier ak responsable entreprise yi mu jaayoon ay woto te livré wu leen ko nag dal di bekk yaakaaroon ni rek danañu leen delloo 500 millions ya ñu laa doon homme d'affaires bi. waaye libération doon ñu xamante rek Pape Samba Badiane gannaaw ba ko sûreté urbaine defeere parquet ba benn bés dong la fa def, ñu may ko liberté provisoire na woon rek weeru septembre atum 2021. jamono joojee nag ay plainte yu bare tege woon ci ndoddam ñu placé ko en garde à vue dal koy bàyyiwaat te defeere wuñu ko woon parquet ba. boobu ba tey nag victime ya di dundee yaakaar bokk na rek ci ñamu ko def. banque agricole directeur général Blackstone bi di Ibrahima Niass ak rek ku ñu naan Assou Kabo. libération di wëyal naan Pape Samba Badiane mi ngi yoreel kenn ki 154 millions 861 mille 899, keneen ka 166 millions 678 mille 674, ka ca des 29 millions teg si neen rek juge ba nemmeeku woon fukki fan ak juróom-ñett ci weeru avril gi weesu ci weeru février gi weesu fayitu expert auto. directeur entreprise Nukuman gi lee di Omar Ndaw moom itam talaata gi weesu ba ndëgg ni rek mi ngi kaso. doyen des juges moo ko placé sous mandat de dépôt ñeel abus de confiance ak détournement de deniers publics. koppar ga yemook 148 millions 348 victimes ba di gendarmerie nationale. bu nu sukkandikoo ci libération, Omar Ndaw dafa signé woon ak gendarmerie nationale ba su fukki fan ak ñett ci weeru juillet atum 2018 benn contrat ngir tabaxu benn brigade ca Koungheul mu waroon a pare fukki fan ak juróom-ñett ci weeru février atum 2019 ci kopparuk 188 millions 401 mille 800. journal bi wax ni gannaaw ba mu jotee 148 millions 348 entreprise Ndoukoumane mësul woyal liggéey ba. noonu nag le haut commandement wu gendarmerie daal di jébalu plainte teg ko ci ndoddi Omar Ndaw. section de recherche teg ko rek loxo defeere ko parquet ba juróom-ñaari fan ci weer wi mu di setale boppam jafe-jafey mbas mi. terewul doyen des juges placé na ko sous mandat de dépôt. Ndella Madior Diouf ma àddu ci génn àddina seetkat bile di Daba Boye ak anam yi mu wujjee boromam. Ndella nee na Daba Boye njumte moo tax mu faatu dal na nag ci kaw pajkat ya doon ko saytu di biralu plainte. nee na nag def na enquête am ba xam ne l'hôpital ga juum ndax kat ku jabet warul jot sérum glucosé. fajkat yi nag xooluñu ndax daa jabetam déet loolu du yoon. su jaree porter plainte nag ñoom dañuy porter plainte.
Faynara bokk na ci tiktokers yi ñu gën a ràññee fii ci Sénégal ak li ko wër lu ëpp rek ñaari million ci ay doomi aadama di ko seetaan tiktokers bi nag moo doon féete ñaar fukki atam ak benn ba si ñu génn ni ki noonu nag Faynara fësal na ay nataalam yu taaru loola di ca biral mbégte ci xar kanamam Dakar Buzz di ko ñaanal mu yàgg a féete bés bi. Aïssatou Diop Fall mi nga xam ne rek foweewul institution wu réew mi bëggul itam ku koy foowee journaliste bi nag da dinay métitlu vidéo ga mu gis ca biir Californie ak njiitu réew mi askan wi di ko coy ba si yëpp Aïssatou nee na dafa yërëm Macky Sall ndax boo yoree fonction gi mu yor dangaa war a xam li sa waree fa tey déglu askan wi teg ci rek di ànd ak ñu dëgg kese ñor li mu def nag kenn rafetlu ko ba ci ña fa rek moom nee na nag Macky Sall jàngatul ci audience ga mu mayoon a Djibril Ngom ci wàccaayu élection locale yow weesu la mu def yëpp nag liggéey ko ci weer yi ñu génn yàq na ko ci ndajam ga Californie ma doon ko saaga sénégalais yëpp doon ci mer di ko métitlu li mu def nag dafa saagalu askan wi yëpp ndax du lii la ñuy xaar ci moom Aïssatou Diop Fall moo baaxee yile kàddu njiitu réew mi. Kii di Ndeye Khady Ndiaye sekk na waxtaan ak waa mafia kàcc gannaaw rek kañot dañu ko lancé loon ba mu jot ci koppar ga gërëm na nag askan wi yëpp ci niñ ko taxawoo ci jafe-jafe yi mu nekk kañot ga ñu ko andil nag mi ngi yem ak fukki million ak lu teg Ndeye Khady fi mu ne nii nag taxawal na pa boutique gu cosmétique gu bees dippee ko Sweet Beauté Spa ga muy wax ne rek sénégalais yi ko taxawal ndax mbëggeel gi ñu am ci moom loolee nag da koy santé sunu borom Ndeye Khady tënkee na ay kàddoom di wax ni rek moom du dof te xam na lépp waaye daal dossier bee nekk ci yoon tax amul sañ-sañu wax si waaye daal bu wax jotee danañu wax. bu nu sukkandikoo ci média européen yu bari Liverpool ak rek Bayern daal dinañu déggoo aljuma ji ci transfert ko Sadio Mané sénégalais bi dana fa signé ngi rek ñetti at dafa nekk nag ba ci njeexantalu saison bi daal di xamal direction Liverpool ne dafa bëgg a dem. Sky Sport di wax ni rek bavarois yi danañu dépenser moins de 40 millions d'euros ngir am attaquant sénégalais bi club bi da doon xaar signature Darwin Núñez ñi ko rek Fabrizio Romano di xamle. mbokk yi lii la ñu naan di loon tey ci buzz de la semaine ni ñu koy defee samedi bu jot duma tay ci di leen ko bamtuwaatal li jot a xuus ci ay xabaar gën a fës ci biir semaine bi la ñu leen di baaxee buñ ca noppee bàyyi leen tontu beek laaj bi ngeen analyser ko seen bopp dama fay jaaree rek daal di jaajëfal équipe technique u Dakar Buzz yëpp di jaajëfal Muntaga waaye itam di jaajëfal Amadou Malika mi fare woon ci caméra bi di leen jaajëfal yéen ñi safoo di ñu teewlu ci Dakar Buzz di leen jox dig daje ba samedi incha allah